asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku diaspora bi asalaamaaleykum sama mbokku Bawol Bawol yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu Alioune Ndiaye Mbacke Sey maa ngi lay ziar bu baax di ziar Abi Ba di ziar Cheikh Baslo sama frère di ziar Amar Mbaye yéen ñi nga xam ne que ni yéen a ñu jël ni en marche ñu commencé suñu waxtaan di nuyu ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu xalif général yi ci Sénégal yëpp di leen ndokkeel ci ñaan yi ak yéene ji nga xamante ne bi yéene nañ ko Sénégal ñu sargal leen màggal leen ñaanal leen yàlla gudd fan ak wér ndokkeel it xalif général Serigne Mountakha ci li nga xamante ne bi fan yépp muy altine ak jeudi def na ko ngir jàmm ngir ay xéewal am ci réew mi di ay ñaan di ay tawasulu di ay baalonte àq di loo xam ne aussi lu am solo la ci kenn ku ci nekk ci ñun amit solo ci réewu Sénégal waaw ñu ngi nuyu Diouf fi Mbay Mor Thiam Aba Jeeju Laay Mbay maa ngi lay bëggee di bëggee Mamadou Ñaan di bëggee Cheikh Thiam Moulay Diallo waaw su koy géey waaw ñu ngi lay ziar bu baax Aline Ndiaye porte parole MPS Jëf ak Njariñ di nuyu aussi waa MPS Jëf ak Njariñ yépp di kuréel goo xam ne ay doomi Sénégal lañu moom seen bopp nag faruñ ci benn kuréelu politique bëgg a créer loo xam ne wala engouement wala mouvement boo xam ne képp ku bëgg a jiiteeti Sénégal di nga ko jiite ci jub ak dëgg waaw jub ak dëgg justice et vérité c'est extrêmement important ci réewu Sénégal bu ñu bëggee avancer MPS Jëf ak Njariñ nag kuréel googu la te di ci woo ñëpp nag sunu mbokk yëpp yéen ñii di ñu suivre yéen ñii di partager Massaw Fall Moulay Moustapha Thiam Saliou Ndiaye ñu ngi lay bëggee yéen ñëpp di leen woo ñu former ñun ñëpp kuréel club boo xamante ne bi ay doomi Sénégal fu waay mën a ne ci àddina bi lay doon ñu mën a jàmmaarloo ak kii nga xam ne mooy guy gi fi ne ñu fas yéene ko fee jële ñu jàmmaarloo ak moom wax waa Sénégal yi dëgg informer leen xamal leen mooy kan xamal leen li muy def dugg ci àll bi loolu ñoo ngi ciy woo bépp kuréel bépp jeune boo xam ne doomu Sénégal nga rek te am envie changer te lii dox ci réew mi neexu la ñoo ngi lay woo ngir nga ñëw ànd ak ñun ci MPS Jëf ak Njariñ ngir loolu ñu mën ko soppi ndax loolu rek moo ñu yitteel jële fi Macky Sall rek mooy l'objectif principal ñëpp ñi nga xamante ne bi tey ñu ngi taxaw di bëgg dëgg ci Sénégal ginnaaw bi ñu santee kilifa diine yi nag ci seen taxawaay ak ci seen i ñaan dama bëggoon dugg léegi nii ci benn waxtaan boo xamante ne bi moom njiitu réew mi moo ci laal wax ci mooy nee na Sénégal dafa am benn terrorisme intellectuel loolu déglu naa wala liir naa bokk ci benn site mu wax ne njiitu réew mi moo ko wax ndax booba mi ngi défendre Modou Diagne Fada ne woy am na droit ñëw fu ko neex am na droit répondre à l'appel ñun ñëpp dañoo puiser ci teenu Ablaye Wade naan nañ ci ba mandi macha allah nee na am na benn terrorisme intellectuel bu am ci réew mi Badaloo maa ngi lay bëggee Diouf fii waaw Diouf maa ngi lay bëggee Cheikh Tidiane booy waa ziar Abdoulaye Thiam maa ngi lay ziar yow tamit terrorisme politique moo am ci Sénégal mais du terrorisme intellectuel président Sall moom Macky Sall président Benno Bokk Yaakaar di président de la République du Sénégal tamit ñi ngi koy xamal ne ko terrorisme intellectuel amul ci Sénégal parce que terrorisme intellectuel mooy ñi nga xam ne ñi ñu bëgg a wax mooy ñiy ŋàññ transhumant yi te loolu dinaa ci ñëw mais dama ko bëgg a wax ne ko moom terrorisme politique moo am ci Sénégal lan mooy terrorisme politique terrorisme politique mooy yow ñu fal la njiitu réew nga seet say adversaire di leen jàpp di leen tëj di leen néewal doole
terrorisme politique mooy lan mooy jàpp benn imam tëj ko ci kaso bi dévier l'attention opinion bi pendant 33 mois xëy ne ko defoo dara. terrorisme politique mooy lan mooy nga jàpp nit yónnee sa armée ñu dugg ci université rey fa ab étudiant te ba tey amul solution. terrorisme politique mooy lan mooy nga yebal sa police di ñuy réprimer ay manifestation di dóor nit ñi di rey nit ñi ku fi génn manifester wala dara ñu fekk la fa solo ba mel ni ñuy dem ay extraterrestres yu jëm guerre di rey nit ñi. loolu mooy terrorisme politique te loolu moo am ci Sénégal. donc njiitu réew mi président wu Benno Bokk Yaakaar ñu ngi koy xamal ne ko terrorisme intellectuel amu fi. li muy wax terrorisme intellectuel mooy ñi nga xam ne ñun ñi nga xam ne dañoo nekk di ŋàññi les transhumants. moom njiitu réew mi moom bu mu fàtte ne moom moo fi waxoon ne ab transhumant ku fi nangu junni wala juróom-benn téeméer boo demee ca daral ga fekk fa xar muy bañ 50 000 wala 100 000 francs. moom njiitu réew mi moo waxoon lii bi mu nekkee dans l'opposition. waa tey yow nga ñëw nga daganal transhumant yi ñàkk ngor ñàkk jom ñàkk fulla ñàkk fayda ñàkk conviction ngir lan alalu àddina wala blanchiment d'argent. yow nga daganal ko ci sa parti parce que yaa ngi trébuché xam nga ne deuxième tour bii nga xamante ne bi moom ngay lijjanti leeragul parce que leeragul sax nga dem deuxième tour nga bëgg a topp nit ñi nag daan ne way fii dafa am day ay terroriste intellectuel baatu terrorisme moom yow yaa ko génne sax wax ko soo ko wax loolu ñun duñ ko wax parce que daanaka ñun intéressé wuñu ndax yéen ñi jàppoon benn imam ne ab terroriste la yéen a ko bàyyiwaat ne ko defoo dara. donc li ngeen si jubluwoon xaj na mooy dévier attention wu nit ñi ci benn mbir ñu nekk ci di ca yëy yàbbi alors que c'était absolument rien. kon ñi ngi masawu tamit imam Ndaw di ko wax ne ko buñ ko réparé wala ñu dàmp ko sax bu mu ko jël na ko boole ci ay natt yu ko yàlla teg mu muñ ko mu dund ko. di wax ne transhumant lu bon la képp ku leen ko daganal naafeq la. transhumant laa wax képp ku ko daganal ci Sénégal ab naafeq nga li nga wax du dëgg. transhumant mooy lan ñi ngeen fi gis ñu nekk ay transhumant ñëpp xàmmee leen xam ngeen leen jarul ñu leen di tudd ñoom ñëpp xàmmee ngeen leen woon ci nguuru Abdou Diouf ak nguuru Ablaye Wade. waa léegi ñu bëgg a daganal jëf joo xam ne jikko joo xam ne ay contre valeur lañu ay vraiment c'est des mauvais exemples ci réewu Sénégal pour yow rek nga am sa nguur rek wala nga gagné sa deuxième mandat rek war naa mën a tax nga daganal sax loo xam ne dafa xaraam. transhumant dafa xaraam ku ko def ku bon nga ab sàcc nga boo xam ne sàcc nga alali Sénégal di wut foo ko blanchir ji wala yoratoo ñaar dërëmu Mali nekkoon nga ci nguur yoratoo ñaar dërëm amatooy privilège nga daw wuti ko feneen. loolu nag benn ci ñaari jikko yooyu du jikko bu baax benn ci ñaari jikko yooyu baaxut kon sénégalais yi xàmmee leen transhumant yi moo xam Modou Diagne Fada la moo xam Souleymane Ndéné Ndiaye la moo xam ñoom Innocence Tab Ndiaye la ak Awa Ndiaye ak ñoom ñi ci mooy Serigne Mbacké Ndiaye tous ces gens là xàmmee leen xam ne ay nit lañ ñoo xam ne dañuy dem retraite. Sénégal dafa nekk ci processus de transformation Sénégal dafa nekk ci processus de régénération dafa am beneen génération bu war a ñëw génération boobu war a ñëw fii ci réew mi génération boobu war a ñëw jël les destinées du pays dafa am ay nit ñoo xam ne nit ñu bon ñoo xam ne ay transhumants ay nit ñoo xam ne c'est des mauvais exemples dañoo war a àndaale ak màggat yi dem retraite. kon bu mu leen naqari bu ngeen gisee des gens yoo xamante ne bi gisoon ngeen leen fii ñu nekk fi doon ŋàññi Macky Sall di ko xas di ko saaga di ko wax ju bon ba mu neex leen ñu daal di transhumé dem ñooñu dañ doon bëgg a def ay sonore bëggoon a yëngal dëkk bi bëggoon a yëglu bañ woo leen jox leen dara ñu dem ne nemm ñooñu na ngeen xam ne dañoo ànd ci mouvance bi nga xam ne ñoo war a dem retraite. gis ngeen génération Moustapha Niasse ak ay Tanor Dieng ak ñoom Aminata Tall ak kilib ñoom Bàcci léegi Landing ak ñooñu na ngeen xam ne ñooñu dañoo war a yóbbaale ay traître ak ay transhumant traître yooyu ak transhumant yooyu mooy ñii ngeen di gis nii tey ñuy jóg kenn ku ne waaxu wutali Macky Sall daw naan waaye dañuy li te bërki Dembo Ndiaye yaa taxaw fii di ko saaga di ko wax lu bon amuñu gëm-gëm duñu niti dara képp ku daganal transhumant nag doo nitu dara. transhumant moom kenn waru ko c'est des contre-valeurs kenn waru koo wone comme exemple
duñu ay exemple, c'est des traîtres, c'est des voleurs, ay sàcc la ñu sàcc alalu Sénégal wër fuñ ko blanchir ji mooy tax ñu dem dugg ci nguur ngir ñu fal leen dara ngir seen xaalis boobu ñu amoon ñu mën ko génne mën ko lekk wala ñu génne ko dem voyage yi denc ko ci paradis fiscaux yi kese. kon président Benno Bokk Yaakaar bul ñu sonnal di ñu wax ay waxu terrorisme intellectuel te terrorisme politique nekk fi say adversaire nga leen di choisir di jàpp say adversaire di tëj ci kaso bi. juridiction internationale yi bu ñu la waxee ne la ba defal lii nga def jaaduwul te nga signé ay traité nga jël ko football sànni fële loolu terrorisme politique la. terrorisme politique mooy nga jëlee fi nit xaaju guddi 3 heures du matin nguufaan ko dóor ko ci jet privé sànni ko Qatar ne ko dootoo dugg ci réew mi loolu mooy terrorisme politique. terrorisme politique mooy say nit sa waa kër say mbokk IGE ARMP épinglé leen ñu sàcc alalu Sénégal di ko pasaree nga di leen seetaan daan ne bari na dossier yoo xam ne maa ci teg sama conc loolu terrorisme politique la. kon ñi ngi wax waa Sénégal ne transhumance nañ ko bannir. yéen ñii duñu seetaan Mamadou Thiam Ibrahima Sow soxna Lo bëgg ceeb sama jaam boobu yéen ñii duñu seetaan yéen ñii di partager message yi il faut que ñu xam ne transhumance jikko bu bon la boo xam ne dañ ko war a bannir. dañ ko war a bannir ci Sénégal bari na nit ñoo xam ne nag souvent dañuy wax parce que li tax mu metti nag li tax wax ci metti mooy soo nekkee di ci wax dañ naan moom mii ne day yëglu rek day yor làmmiñam di wax rek waaye buñ ko wooyee sax moom mii tamit mu dem ba kon kenn baaxatut Sénégal xanaa Sénégal kenn baaxu fi xanaa Sénégal amul benn gor xanaa Sénégal amul kenn ku bëgg lu baax xanaa Sénégal ñëpp a bon xanaa Sénégal politiciens yëpp ñoo ay yéefar lañ ay traître lañ ce n'est pas possible loolu mënta nekk. Sénégal am na doom yu baax Sénégal am na doom yu bëgg lu baax am na doom yoo xamante ne bii ñi ngi sàmm seen ngor ba tey kon mënuñu toog ñu yemale ñëpp dans le même sac parce que gis nañ des gens yoo xam ne depuis nguuru Ablaye Wade ñi ngi fi di nguuru Abdou Diouf ñi ngi fi di noos jóge fa Ablaye Wade ñëw ñu dem fa di noos jóge fa Macky Sall ñëw ñu nekk fi di noos mais ñooñu il faut ñu arrêter leen il faut ñu freiner leen. soo leen bëggee frère nag ñu ne dafa yor làmmiñam di wax rek waaye moom it buñ ko wooyee man bu ma Macky Sall woo lii laay war a sóoli Assane Diomba Ndiaye seetaan ngeen ko bërki démb nee na bu ma Macky Sall woo ba mu ma recevoir am na nit ñoo xam ne bëgguñu ko am na nit ñoo xam ne am nañ fulla ak jom yi sax bu leen Macky Sall recevoir ñu ne ko ànduma ak yow te du tere ñu respecté li mu doon ay démocrate bàyyi ko mu jiite réew mi Sénégal am na nit ñu baax ñëpp bonuñu nag bu ñu traité politiciens yëpp de faux am na ñoo xam ne ñi ngi fi di def lu baax bëgg lu baax daf cee ñi ci bon nag ñoo ëpp ñi nga xam ne xaalis moo leen yëkkati ak ay poste te boo leen seetee transhumance yooyu kenn amu ci projet politique seen dëkk lañ nekkoon di wax nii rek naan man damaa war a am lii damaa war a am lii damaa war a am lii damaa war a def lii nangam sangam alors que li ñuy wax lépp poste directeur wala poste ministre wala nangam rek la ñuy wut bu ñu ko amee rek pare nañ ci koo ci fekk boo demee dëkkam tey amalu leen benn njariñ transhumance yi nekk ñu yor seen làmmiñ ñoom ñëpp di wax koo ci dem dëkkam tey ñaar dërëm defu ko fa parce que intérêt rek la ñu wut loolu vraiment bëggoon naa ko ubbee tey pour tàmbali waxtaan bi pour que waa Sénégal bannir transhumance pour que waa Sénégal étiqueté transhumance yi ñu xàmmee leen parce que ay nit lañ ñoo xam ne ñoo yéefar yi ñoo yem ay xar lañ ak ay bëy ak i nag yoo xam ne ñax mu verte la ñuy wër fu mu ñoree rek ñu dem waaye du gëm-gëm du dara waaw Saliou Ba maa ngi lay bëggee Seck Ndiaye Soda Lo waaw wax nga dëgg de wax nga dëgg maam Modou Sakho maa ngi lay bëggee Babacar Sall maa ngi lay ziar yow tamit bu baax di la jox sa wàcc waaye bëggoon na wax tuuti ci Omar Youm ndax déglu naa ko keroog muy wax ci wàllum ndox mi bay wax naan su ci cat duggut wala sànniwuñ ñu ay liggéey Omar Youm nee na ndox mi fileeg fin juillet début août wala fin août dina baax dina sotti su fekkente ne bi opposition bi sànniwuñ ñu ay cat wala ay liggéey. Imaginez un directeur de cabinet du président de la République ñuy wax ci lu mel ni ndoxu Sénégal ni mu ñàkke ñuy mel ni wax ci lu mel ni actuellement la xew Dakar nga xam ne une pénurie totale nit ay des centaines et des centaines de milliers de population di xëy di rang ngir wut am ndox mënu naan wala lu ñu sangoo wala lu ñu defee seeni ablution yow nga naan fileeg fin août de mën naa am dina baax suñu sottiwul ay cat wala sottiwul ñu ay liggéey. imagine leen ay nit ñu toll foofu
imaginez leen nguur goo xam ne yow tu n'es même pas capable de sortir un projet, tu n'es même pas capable de proposer un projet pour résoudre un conflit ou bien un contentieux wala un problème lu dul nga wékk ko ci gars yi dañuy sotti ay cat wala dañuy sotti ay liggéey. Vraiment ñàkk jom mënta passé lu mel noonu ñàkk jom mënta passé mënuloo résoudre problème u Sénégalais yi nga koy wékk ci affaire liggéey wala ay cat bu ñu mënta yor réew mi waaye li leen fi desee ku ñëw juróom benn weer la nañ leen dimbale jox leen seeni bagage ñu dem. Man actuellement nii je propose au chef de l'État à Macky Sall le président de la République du Sénégal mu woote élection anticipée jërul sax ñuy xaar février. Sénégal soxlaatul ñuy xaar février suñu demee ba yow njiitu réew mi sa réew capitalu AOF capitalu Afrique occidentale française mënuloo faa indi ndox ngay wax da ngay émerger sam réew. Fan nga mën a émerger sam réew su fekkente ne bi yow ndox mu sa waa dëkk naan sa capital ndox mu ñu naan mënuloo ko régler fan nga mën a émerger le Sénégal. waaye nit ñi mais ñun du ñu ay dof nag du ñu ay jaayil naka ngay jóge ne da ngay tabax arène nationale 30 milliards de francs CFA ba pare yow sa dëkk di ñàkk ndox. Naka ngay tabax ay arena li tabax ay jam ñaaju ay bâtiment ay immeuble ay nangam di lépp ay centaines de milliers de milliards di ko def ci réew mi te yow sa capital mënul am ndox. Président Sall dafa war a rendre le tablier. Macky Sall waxuma la sax nekk fii di woo ay transhumants naan ñëw leen dimbale ma ñëw leen dimbale di au secours jaru ko. Dafa war a rendre le tablier jël na 7 ans doy na sëkk waaye na am retraite dooreem ñu jox ko mu dem États-Unis Houston ca këram googu mu dem dëkk foofu mu tëdd moom njabootam mu bàyyee ñu suñu réew. Mag ñii ñu yóbbu leen à la retraite ñoom Niass ñoom Tanor ñoom Tall ak ñii nekk fii Senghor ba tey ñu nekk fi di nguuru ñun ñu juddu fekk leen ci nguur ba tey jii nii waaye ñii war nañ leen a yóbbu retraite ñu yóbbaale les transhumants ak traître yi ak ñu bon ñi ngir Sénégal dese ay doomam yu baax yu jub ñu mën a teg Sénégal indi ay politique yu baax ngir mën a teg réew mi ci yoon. lii rek la ñuy ñaan mais ay Omar Youm vraiment c'est des gens yoo xam ne wax ba dëgg yàlla déglu leen daanaka mook dóor sa loxo si ëkk ñoo yem parce que lu ñuy wax duñu waxuñu waxu dara. waaw Massaw Fall maa ngi lay bëggee Amina moo Soxna Jaara Issa Gueye waa David Yolande Diène ñoo ngi leen di bëggee yéen ñëpp di ñu suivre di leen jox seen wàccuwaay yéen ñi njëkk di partager message yi di ñu déglu di ñu jox tuuti attention tamit ñoo ngi leen di bëggee ndaxte échange la ñuy def entre ñun ku nekk am nga xalaat ku nekk am nga gis-gis je ne suis pas là pour un parti politique dañ fi nekk pour ñun ay doomi sénégalais lañ nekk ci mouvement di jëm a laayante biir ay xalaat ak ay xam-xam ak ay xel yoo xam ne dinañ mën a yee sunu askan ba bu ëllëgee bu ñuy def seen choix ñu mën ko def ci tey ak bakkan def ko ci ngor def ko ci jom bañ koo def ci sensibilité bañ ko def ci sentiment. ndax yàgg ngeen gis ne Baara maa ngi lay bëggee Aba Diédhiou maa ngi lay ziar Mame Bara Thiam Côte d'Ivoire yàgg ngeen gis ne Sénégal bu ñuy vote sentiment la. Man de Modou Lo ñëw na ca kii ba ca meeting ba man diw laay voteel Wally Seck ñëw na ca mbir ma diw laay voteel Youssou Ndour ñëw na ca mbir ma diw laay voteel gis naa Serigne diw mi ngi ci nangam mi diw laay voteel. Loolu ñun ñii ñoo war a nekk sentinelle ñun ñoo war a informer suñu ay mbokk xamal leen ne voteel diw ndax am mbër voteel diw wala ab woykat voteel diw wala ab footballeur voteel diw wala ab sëriñ ñëpp a ci yem. Du loolu moo yor askan du loolu mooy defar am réew loolu il faut que c'est fondamental pour ñu def ko ci bopp Sénégalais yi. C'est une lutte boo xam ne kenn ku ci nekk ci ñun war na la yéen ñi di suivre yéen ñi di déglu yéen ñi di partager wallahi al azim kenn ku ci nekk sentinelle nga. kenn ku ci nekk liggéey boobu war nga ko def war nga informer sa askan ba ñu xam ne votu sentiment wala votu ndax diw mbër mi wala votu ndax kii daf fi war a jeex. nañu voté ngir ki bëgg a yor Sénégal ci yorin bu baax. Addina bi léegi bu ñu bëggee avancer yéen waa diaspora bi yéen a ngi gis ne Sénégal a ngi pauvre ñàkk yéen a ngi dugal 1000 milliards ci Sénégal yéen diaspora bi 1000 milliards yéen a ngi ko dugal ren 2018 yéen a ngi ko dugal ci Sénégal waaye yéen a ngi dugal 1000 milliards ci Sénégal 1000 milliards yooyu lan lay jariñ dépense su kër ga facture courant facture ndox. léegi diaspora bi li nga xam ne moom la war a analyser politiquement mooy waa njiitu réew mi ma fal ngir mu defaral ma sama réew ba du ma sonn man
ba kenn du ma woo di ma laaj xaalis wala kenn du ma woo di ma ñaan xaalis wala kenn du ma woo di ma yónnee ordonnance donc yéen a war a njëkk a agir. bu fekkee nekk ngeen ak njiitu réew boo xamante ne bii doxalul seen dëkk ba réew mi di pauvre parce que réew mi lu muy gën a pauvre yéen diaspora bi ngeen di gën a am problème il faut ngeen xam loolu. il faut gars yi ñu def analyse fii léegi Sénégal ndóol mi ngi fii gën a yokk yéen waa diaspora bi ngeen di gën a sonn di gën a nekk bitim réew loolu il faut ngeen xam ko. Fatoumata Danso Mamadou Diallo Badalo Ibrahima Ndoye Rokhaya Sissoko yéen ñëpp maa leen di béggee di leen gis di leen ziar. saa bu Sénégal gënee ndóol na ngeen xam ne yéen di ngeen gën a yàgg bitim réew te yaakaar naa ne képp ku génn bitim réew mi ngi ñaan yàlla dellu si képp ku génn bitim réew mi ngi ñaan yàlla ñibbi si. kon yéen waa diaspora bi dee leen tànn njiitu réew bi nga xamante ne bi mi ngi dox ci seen i waaw dee leen tànn njiitu réew bi nga xamante ne bi mi ngi dox ci intérêt yi askan bi ngir yéen mu wàññi jafe-jafe yi ngir kenn du leen mën a woo foofu di leen teg ay problème ndax fi léegi yéen a ngi Europe wala biir Afrique ak fu mu mënti doon Asie seen mbokk yi lu ñuy gën di pauvre di leen gën a yónnee ay ordonnance di leen gën a yónnee ay kii ngeen di gën a yónnee ay dépense du ngeen mën a mës a investir dara. bu ngeen gisee diaspora bi mënut a investir dara fii parce que sonn nañ ci dimbale ordonnance ak i ceeb ak i dépense ak i facture mais coono boobu nag njiitu réew bi leen koy teg yéen waa diaspora bi di ngeen ko fay war a jëlee teg fi njiitu réew boo xamante ne bii dina leen mën a yoral seen réew ngir yéen kenn dootu leen woo di leen teg ay jafe-jafe ngir ngeen mën a préparer seen retour. kon yéen diaspora bi tamit bàyyi leen loolu xel sunu réew mi toll na foo xamante ne bii. bi ma gisee bërki démb ca ngay xoox ñu ne ay français ñi ngi cultiver vin foofu ñu ne ay français ñi ngi bay vin foofu yéen waa Sénégal fii ci Sénégal de ñu ne réewu jullit lañu ñu joxe ay hectares ca ngay xoox ñu fay bay vin bi lu ñu koy defaree sàngara ay butéeli vin léegi ñu ngi koy jaay foofu butéeli vin yoo xam ne guy lañ si taf guy gi di wane ne waaw mbii mooy vin bu ñu produire Sénégal léegi Sénégal dafay produire sàngara da ngeen ko xam. loolu lii nag bari wax dëgg yàlla Ablaye Wade nguuram amoon na ay njombe amoon na ay affaire wante nag jaay dem bay jëmbat sàngara fii ci réew mi di fi jëmbat ay vin di ko fi produire di ko fi jaay moom ba ma dégg leen ñu naan ñi ngi jaay plus de 20 millions de bouteilles par an mais war naa tax sénégalais tiit nag war naa tax sénégalais tiit vin ñu koy jaay ci réew mi di ko fi jëmbat. yéen mbokku Sénégal xalaat leen ngee xoox laa leen wax am na ay français yu fa jëmbat ay tooli vin di defar ay di defar vin di jaay di ay tool d'accord am na ay bar fii nit ñi dañuy naan et tout ça d'accord naa ci loolu mais bu ñu ko favoriser boo demee bitim réew sax ñi ngi jéem a teg ay taxes ci production d'alcool ngir wàññi ko ñi ngi interdire alcool ku koy naan ci bërëb sàngam ñi ngi interdire ngay dawal di naan alcool ñun ñuy jëmbat ñun ay tooli vin bitim réew yi daan naan sàngara sax ñoom ñi ngi wàññi sàngara ngir lor yam yi indi ci seen askan muy cancer muy accident yi muy lépp ñun ñuy def ay tool di autoriser ay français ñuy jóge bitim réew di jëmbat ay tooli biiñ fii ci sunum réew loolu am na te mi ngi ngee xoox loolu il fallait que ñu wax ko sénégalais yi ba sénégalais yi xam ko bouteille bi diñu koy jaayee 7000 francs di 11 euros te waa ji nee na 20 millions de bouteilles ñu ngi koy jaay par at. Sénégal li fi nekk mbokk yi yéeme na problème mu mërs nag il faut ñu wax ci parce que dafa am benn vidéo buy circuler ñu def ci vraiment gis fa benn sabar bu am ci benn jàkka à côté d'une mosquée ci wetu minbar bi ñu def benn sabar organiser benn sabar ci benn mosquée. waa mbokku Sénégal fii réewu Sénégal nga xam ne moo xam église moo xam culte bu mu mën a doon nga organiser sa sabar ci wetu mosquée bi jigéen ñi di ak seeni sër di def lu bon lu nekk ñu koy def ci sabar te kenn arrêté wu leen. vidéo bi mi ngi circuler ci internet ñëpp a ngi koy gis ñu ne Gonaas gii la amee waa ana imaamu dëkk boobu ana kilifa yi dëkk boobu ana responsable dëkk ana police bi war a mën a seetaan ñuy def ay sabar ci fii ci wetu jàkka ana kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon di wax ci bàkka ak màkka laa wax de ñi nga xam ne ñoo yoroon seen wax di naan bàkka way màkka Idrissa bàkka màkka ana bàkka màkka ñi ngi defi sabar ñi ngi tëgg ay sabar ci ay jàkka ci wetu jàkka ñu fay tëggi sabar di fa summeeku yéen ana ngeen ana ñi doon wax
wala boog loolu du l'islam wala boog loolu du xeexal l'islam wala boog loolu du xeex wala boog loolu moom ça n'a aucun sens amul problème daal. bu waa ji waxee ne way màkka du bàkka ñu indil ko problème toj bopp bi toj nopp bi ak i xeer ak i wax ñii ku ne yor sa làmmiñ di wax ñii di ko dóor sax ay fatwa waa léegi ñuy sabaru ci jàkka ci miiru jàkka ji ñu fay sabaru déggoo kenn ku ko wax ku ci wax déggoo benn kilifa diine ci ñu doon wax nag ku ci ko naqarlu ku ci yëkkati sa kàddu te ñëpp gis nañ ko ñëpp a ko gis loolu moo lay wan ne Sénégal fii naafiq daf fi bari ci affaire diine ku ci nekk li nga bëgg a régler rek ngay régler boo meree nit ki bu defee benn erreur nga daanu ci kawam yuuxu ko di dal ci kawam bu fekkente ne bii ñeneen def nañ leneen nga toog di seetaan naan Sénégal réewu layig la ku ne am nga Sénégal réewu layig la te ña doon def sabar googu 99% yi ay doomi jullit lañ koo ci waxoon tey yéefar nga mu rayanteeg yow. waa police di seetaan ñuy defi sabar ciy jàkka waa dëkk boobu waa quartier boobu di ko seetaan waa réew mi imaam yi kilifay diine yi ñoom it di ko seetaan kenn waxu ci dara. tey boo fi yëkkati woon wax fi benn affaire rek nga nekk nit ku siiw nga gis ñeneen ñu jóg naaw ci sa kaw bëgg laa dóor loolu doy na waar trop lu ñu war a seetaat la lu ñu war a wax la waaw. vraiment maa ngi bëggoon a nag laal benn wax boo xamante ne bi metti na ma trop ñoo ngi nuyu vraiment Abdoulaye Thiam sama papa El Hadji Tako Sila waaw ca Côte d'Ivoire Fatoumata Danso waaw maa ngi lay bëggee di bëggee Ndiaga Kane di leen ziar bu baax yéen ñi nga xam ne yéen nekk di nu suivre. mu bëggoon wax ci député assemblée nationale du Sénégal man Sénégal li fi xew dafa ëpp man su ma koy xool sax damay waaru man bitim réew laa nekkoon man gis naa ay directeurs généraux yoo xamante ne bi amuñu voiture officielle taxi la ñuy dugg di jël reçu bi di ko yóbbu état bi ñu koy fay. gis naa ay député yi bokk oto voiture officielle Sénégal commandeel député assemblée nationale du Sénégal 165 voitures waaw oto yooyu ñu war a am ay levier premier deuxième troisième quatrième levier manuel ñu ne bëgguñu yooyu ay levier automatique lañ bëgg. waaye yéen député Sénégal yi wér nañ député mouvance bii di laaj loolu wér nañ député bu fi laaj naan ay voiture automatique la bëgg ndax seen loxo day toqi bu ñuy dugal ay premier deuxième yàpp Sénégal nga def dañ laa war a duma dañoo yaree di ko député Sénégal laa wax ñiy laaj voiture automatique ñu yaree di ko lañ te dañ leen koo war a wax nag parce que mënuñu seetaan mënuñu accepter yow un député du peuple bi fal la député bi ci gën a néew salaire à 1,3 million francs ak 500 litres carburant député vice-président wala président de commission il a 2 millions ak 1000 litres carburant du groupe parlementaire di am 5 millions président assemblée nationale am caisse noire 50 millions ak i carburant am ak i salaire am ak i junjum ak i lépp ñu koy rëkkal junjum yi waaw ñii taxaw ñu yow Sénégal jël CFAO une entreprise française jox leen marché oto yi bàyyi EMG au détriment d'une entreprise sénégalaise EMG ñu utal leen ay oto ñu naan levier automatique lañ bëgg parce que bëgguñu daal di dugal premier ndax suñu loxo yi day toqi mais ñii ñoo yabaate ñii dañu yàpp sénégalais yi dañ leen a war a duma député yi laa ñiy laaj loolu dañ leen a war a futti duma leen parce que dañoo réew maa ko wax député bu fi taxaw naan bëgguma voiture manuelle voiture automatique laa bëgg dangaa réew dañ laa war a duma ndax sénégalais yi mënuñu fee nekk nag Sénégal ñàkkum ndox nit ñi ne fii di bëgg a dee àll bi amuñu dara bu ngeen demee baykat yaa ngi nii seen gerte gi daaw gi ñu ngi nii di ko lebale gisuñ kuñ ko lebal liñ ci jot a jënd kenn fayu leen seen xaalis déposé ko fii ci usine Diourbel baa ngi nii ay centaine de milliers de tonnes gerte mi ngi fi taw bi di taw si kawam di yàqu nit ñi mar amuñu lu ñu ndox àll baa ngi nii dara amul taw bi amul dara amagu fi taw bi amul dara amul yow député bi nga taxaw naan non man kat nañ ma jox oto boo xam ne automatique lay doon damay pousse rek après di accélérer waaw léegi ay premier deuxième daal dafa metti dañ leen a war a duma parce que Muhammadu Rasulullahi dañ leen a war bu doon Vladimir Poutine la da leen di jël yóbbu leen ca camp ba futti leen dawloo leen 200 mètres duma leen sotti leen ndox parce que dañoo yaree di ko képp bépp député laa wax bu fi taxaw di laaj voiture automatique dangaa yaree di ko dangaa yàpp sénégalais yi dañ la war a duma waaw parce que yërëmuñu seen askan yow ñu lay jox carburant gratuite
jox la salaire boo xam ne yow rek yaa ko am ci réew mi jox la hôtel des députés jox la privilège yu ne def la honorable jox la immunité parlementaire jox la oto bu bees tàq boo xamante ne bii sax kenn dawalagu ko nga taxaw naan non man du ma dugal levier mais ñii ñoo yabaate waay mais ñii ñoo yab nit ñi mais li may wax nii c'est pas daf may metti barke Mouhamed barke Serigne Bamba daf maa metti koo ci gis ba mu nekkagul député yorul ñaar dërëm R4 amu ko woon la majeure partie la ba mu nekkagul député amul tous ñun ñii di wax ñun ba ñuy dawal 4x4 mën na fukki at a ngi nii ñu ngi dawal 4x4 4x4 dafa impressionné kenn ba ñuy bëgg a rey askanu Sénégal malgré privilège yi ñu leen jox lépp ñu yàpp sénégalais yi bay laaj ay affaire waaye yow ay affaire automatique dañ leen a war a duma laa wax maa ko wax dañ leen a war a duma député bu fi taxaw di laaj voiture automatique dañ leen a war a duma waaw yow ñu waroon a teg lu mat 50 oto ñu koy awantoo ngir dimbali seen askan pauvreté bi àll baa ngi nii amul dara dem leen ci àll bi yéen dañoo dëkku ci àll bi boo ñu ci la plupart ci àll bi lañ jóge daawunu lekk sax lekk gu baax politique bi ak lam ñu war a yuuxu tax ñu yóbbu leen def leen député ñuy fontoo sénégalais yi xam nga ne fontoo sénégalais la loolu te loolu yaakaar naa ne nekk ci nguur gi nekk ci nguuru yaama neex deefu maa tey moo waral lii sax ñu ñeme koo wax mais am na réew yu sérieux yoo ko doon wax billaahi dootoo ko waxati billaahi am na réew yu sérieux yoo xamante ne bi député yi li ñu wax ñi ko doon wax liñ fa wax laa wax am na réew yu sérieux yu ñu ko doon wax bu ñu ko doon wax ñu ngi ci kaso bi wala futti nañ leen yóbbu leen ca l'armée ba dawloo leen duma leen ba ñuy bëgg a dee waaw nii la ñuy def barki Dembo Ndiaye bi ñu faloo naan nañ voté loi bi ñu war a njëkk a voté nañ jox suñ bopp ku ci nekk 10 millions ci budget bi ils n'ont pas de mérite. Aliou Ndiaye tu as raison Ndiaga maa ngi lay bëggee bu baax Seck Mbaye maa ngi lay ziar député yi amuñu mérite ci Sénégal amuñu mérite. Comment se fait-il que bi ñuy door a falu dégg ngeen Ousmane Sonko moo sulli woon mbóot moomu ñu ngi koy remercier au passage moo sulli woon mbóot boobu député yi falu naan léegi nañ voté loi boo xam ne ku ci nekk nañ ñu jox 10 millions ngir ñu defaru quoi parce que dañuy door a fal député il faut ñu jënd ay yére yu baax il faut ñu bàyyi suñu kër dara nangam sàngam mais ñii dañoo yàpp Sénégalais yi moo tax nit ñi fale député ci Sénégal mbokk yi maa ngi leen di ñaan nañ ko changé ni ñuy fale les représentants du peuple ci Sénégal nañ ko changé parce que ñàkk guñ ko ñàkk changé ak bàyyi gu ñu bàyyi président di fal ñi ko neex loolu moo waral xam nga ne député yi yabaate nii mais bu doonte buñ lay fal sa gox lañ lay fale sa dëkk lañ lay fale kenn du la tabb à déedoo maanaam joxoñ la daan ne diw la war a doon kenn du fal ngir parti ngir nit la ñuy fal ak xam-xam ak xel kon léegi tey député yi jub jaar ciw yoon mais xam ngeen ne lii rusul na trop man bi ma ko déggee dama waaru sax dama waaru waaw parce que man mënuma d'accord ci loolu waaw li xew ci Sénégal nag moom mbokk yi bari waaye goo xam ne buñ ko fi wax duñ fi jóge mais il faut que ñun ñii ñu xam ne objectif principal bi ñu am mooy Macky Sall dem pour Macky Sall dem nag il faut que ñu dugg ci dëkk bi wax ak askan bi il faut que partager yi ngeen di partager message yi nit ñi dégg ko wax nga dëgg Basirou Thiam wax nga dëgg sëñ Basirou amul benn ambulance ci région yi wax nga dëgg sëñ Basirou amul benn ambulance médicalisée ci région yi région yi Sénégal yi kenn amu ci sax équipe bu hémodialyse bi nga xamante ni mooy toppatoo mbirum rein amul sax ci Sénégal ci hôpitaux yi yow ngay réclamer ay privilège arrêté leen Macky Sall ak nguuram arrêté leen ko benn mandat mbokku Sénégal farata la ci réew mi benn mandat farata la ci Sénégal benn mandat ñu koy jox njiitu réew ngir mën a xam gaa ji ñooy ñan ñaari mandat dafa war a jeex ci réew mi ñaari mandat fi léegi ñu ngi koy joxee torox tànge la ñuy dëkk fi léegi ñu ngi jox njiitu réew yi ñaari mandat mbokk yi ci torox tànge la ñuy dëkk parce que lu leen neex la ñuy def mais bu ñu la joxee benn mandat mu wóoral leen benn mandat 5 ans la di nga góorgóorlu wala nga jóge fi di nga def loolu lu leer wala nga jóge fi kon nag maa ngi ñaan askanu Sénégal yéen waa MPS Jëf ak Njariñ yéen sympathisants yi yéen ñi di ñu suivre dimbale leen ñu lillaahi wa rasuuli ngeen informé mbokk yi ngir Macky Sall ñu yamale fi mandat bi ngir yar beneen président bii ñëw benn mandat doy na sëkk mbokk yi
li am ci réew mi ëpp na. am na nag benn organisation bu ma bëggoon wax ci ñoom tuuti ñu koy wax Y'en a marre da ngeen leen a fàtte xaw ma anañu. Y'en a marre xaw ma anañu Y'en a marre laa leen di bëgg a wooye sax man Y'en a marre anañu yéen mbokk yi dégg ngeen Y'en a marre anañ fu ne Y'en a marre fëgg leen kaas yeeg pot yi ñu laaj Y'en a marre anañu ak seen làmmiñ yi ñoroon nekk fii di wax kenn ku ne di ngandlu di fuuy ñu leen di yóbbu woo États-Unis di leen woo France fu ne ñu leen di yóbbu ana Y'en a marre anañu depuis coowal Lamine Diack kenn déggatul Y'en a marre depuis laa lay wax ni ñu wax ci waxu Lamine Diack Y'en a marre moom dem nañ seen yoon effacé wu nañ dañ doon ci léegi sax nee nañ xawma association lañ bu Y'en a marre ils se sont transformés maintenant en routier xawma prévention routier Y'en a marre léegi ay prévention routier yooyu lañ nekk ak ay naan xoolal tali bi booy jéggi defal ndànk ak baal leen ma ne non parce que naa fekk dafa bari ci Sénégal gaañe dañuy jóg di yuuxu di wax ba am dara rek après ne dootoo leen dégg. pourquoi ça lu tax sénégalais mën a bone noonu li tax seen population bi amatul confiance ci kenn du ci man du ci kenn waaw man mii tamit damay wax nii mais du ci man du ci kenn population bi amatul confiance ci kenn kuy yëngatu parce que lu ñu wax ñu ne day dóor parce que gaañ yi dañoo mën a def jikko mesquin jikko naafeq kenn léegi Y'en a marre léegi c'est vrai ay prévention ay booy jéggi doxal ndànk ay booy ay demal yenu nangam ay demal def lii mais attends par favor réew mi li fi ne ci ay coono réew mi li fi ne ci ay inégalité ñu jàpp Khalifa Sall tëj ko ci 1 milliard 8 bàyyi Mame Mbaye Niang muy dox ci 29 milliards jàpp Khalifa Sall tëj ko ci 1 milliard 8 bàyyi directeur kudd muy doxi soxlaam tëj épinglé ko bàyyi ay dossiers yu dul jeex moom président bi dossiers yu dul jeex ma limal ko dossiers yu dul jeex yoo xamante ne bi samwaay lu ñu waroon a lijjanti la ci réewu Sénégal rapport OFNAC 2014 2015 Macky Sall mi ngi ci teg concam te waa këram rek lañ ci épinglé sécurité port dossier boobu mi ngi ci teg concam ARMP rapport am 2016 Macky Sall a ngi ci teg concam 12 milliards yi biig Togo lu tax ñu indemniser waajooji mi ngi ci teg concam port mi ngi ci teg concam dossier boobu dossier King Fahd Palace mi ngi ci teg concam rapport IGE mi ngi ci teg concam rapport Prodac problème bi mi ngi ci teg concam COUD mi ngi ci teg concam ASER mi ngi ci teg concam waaye lii lépp Macky Sall yor ko ci ay bagage ci ñu détourné alali réew mi yow Y'en a marre nga naan boo leen dee jéggi dox leen ndànk dee leen dox ne ndax lan nee nañ Lamine Diack mosaloon na leen ci xaalis bi vraiment il faut que nit ñi ñu am jom quoi nit ñi nan am ngor man su ma naree triande Sénégal yàlla naa torox man su ma naree wor yu mel nii yàlla na ma yàlla rey su ma naree wor yu bone nii yàlla na ma yàlla rey su ma naree wor Sénégal yàlla na ma yàlla rey yaakaaruma leen nag yàlla nag xaw ma nag yàlla li ma dimbale ba ñaan soxlaalu ma leen dara xaj na moo tax xaj na su ma ñàkkoon danaa réagir ne mais nag yàlla suturaal na ma ba ñaanuma leen yoruma seen dërëm musuma leen a lekkal dërëm du PDS du PS du AFP du réew mi du Macky Sall du ma Samba du ma Demba ci ñoom ñii kenn ku la ci mën a waxal ne la Assane Sylla mas naa ko jox ñaar dërëmu Mali waxoo dëgg te nekk naa ci seen biir ci seen biir PDS laa jànge politique ci jeunesse UJTL jiite UJTL bu diaspora bi comme ñëpp en 2007 kon xam naa bu baax li may wax xam leen ñoom kon bu ñu nekk nii di nax sénégalais yi boo ñëwee daal yuuxu benn mbir am buzz def benn tojaange rëy fi siiw nit ñi tale yi jël la gars yi dimbale la nga daal di am dara rek daal di fàtte sa askan commencé voyager rek gars yi ku ci tàmbalee dem États-Unis dem France dugg ci hôtel yi di fanaan ci hôtel yi di noos rek daanaka dara léegi nangootoo koo def fàtte nga séeréer xoola ñoom Souleymane Jules Diop xoola Souleymane Jules Diop nekk fi juróom-ñetti at di ñu sonnal ci Ablaye Wade di wax di def ay chronique Canada nit ñi di ko déglu di xeex ba wàcc Sénégal ñu jox koy garde du corps tey ministre lañ ko def rek c'est fini te pourtant moo fi yàq lu ne Macky Sall Souleymane Jules Diop lu mu yàqut Macky Sall ci àddina amul da koo fàtte
Moustapha Cissé Lo lu mu yàkkul Macky Sall da ko fàtte yaa xam may lu mu yàkkul Macky tous ces daal Penda Mbow Alioune Tine ana ay Alioune Tine Rado ana waa M23 ana ñooñu fi nekkoon di moo tax bu leen gëm. xam ngeen lan ngeen war a gëm mbooloo lañ war a gëm mbooloo moo xamante ni bi dañuy waxante dëgg di orienté rek di yeete sénégalais yi bu leen kenn naxati ci ay parrainage bu leen kenn naxati ci ay liste bu leen kenn naxati ci ay mouvement ki nañ daje nii ak non parce que gëmuñu ko suñ gëmoon loolu duñ nekk fii di fantoo nit ñi ci ay naan léegi dañuy def ay prévention ay film vidéo naan jaaral nii ay naan di émission yeete nañ bàyyi ñeneen ñu def ko te ñoom ñuy acteur di doomi Sénégal am jom am fulla am fayda am xel ñu dugg ci arène bi dugg leen ci arène bi Macky Sall la ngi toroxal Sénégal dugg leen ci arène bi ñëw ñu xeex ak moom jële ko fi dugg leen ci arène u Sénégal yéen jeunesse su Sénégal ngir ñu mën a jox benn président bu fi ñëwati ñu jox la benn mandat moom lañ war a pérenniser ci Sénégal doy na sëkk man nag su ma gisee jeune bu toog di seetaan croiser les bras wala su ma gisee jeune bu toog topp benn politicien di yagar ci moom ngir juróomi junni wala fukki junni yu mu lay jox damay bëgg a xar rek dugg ci suuf si ndax damay xam ne ñu ñàkk jom lan am na ci jeunes yoo xam ne sax dañ leen a jël di leen charger crédit pour ñuy dugg nii messenger di may saaga ak kii du ma leen calculer sax mais damay metti ndax dama naan Sénégal mi ngi ñàkk jeunesse boo xam ne mënoon nañoo jariñ réew mi ci leneen pas rek doon ay marionnettes yoo xamante ne bi tekkiwuñu dara dañ leen di utiliser. juge Yaya Dia il faut ñu wax ci moom accesseur la woon CREI moo bokkoon ci ñu àtte Karim Wade parce que il faut ñu laal tuuti ci dossier Karim Wade bu fekkee ab accesseur parce que magistrat yi ñoom ñëpp a yem ñoom ñëpp a jàng droit. su fekkente ne bii tëj nañ benn nit daan ne ko yaa ngi jouir ci say droit civil mun nga présenté wu ñu xëy benn commission électorale ne la mënoo présenté wu magistrat bi nga xamante ne bii moom moo bokkoon sa àtte ba daan ne diw mi mën naa présenté wu lan la leen di wan ne njiitu réew mi moo bëggul kii présenté wu donc affaire Karim Wade nañ ko éliminer teg ne su fekkente ne bi Sénégal pare wuñ ngir jóg rayante laa wax su fekkee Sénégal li may wax lu leer la su fekkente ne bi amuñu fitu jóg jàkkaarloog policiers yi Macky Sall jàkkaarloog Macky Sall reyanteeg moom ngir Karim Wade dellu si samp ndëndam bee boo ñu teg ko ne seet yeneen candidat loolu la su fekkee waagar Khalifa Sall mënuñoo génn ci mbedd mi xeex reyante teg pression nguur gi ba ñu libérer Khalifa Sall pour ñu respecter aussi décision CEDEAO def ay campagne internationale def ay recours au niveau de l'ONU Nations Unies UNESCO génn ci biti su fekkee mënuñu loolu ba boo ñoom it ñu bàyyi ne la Khalifa Sall te wut beneen candidat léegi nag li ma bëggoon wax rek te bëgg ko jeexale mooy Karim Wade à 99% mu bañ a bokk ci élection yi nii ma gisee rythme bi di dem Khalifa Sall nii ma gisee rythme bi dem ginnaaw football nañ décision CEDEAO Khalifa Sall à 99% pour bañ a bokk ci élection yi kon nag maa ngi ñaan yéen waa diaspora bi ak yéen waa Sénégal dama bëgg ñu créer ñetti bloc ñaari blogu ñaari coalition ak benn blogu indépendant ñu jàmmaarloog Macky Sall ñaari blogu ñaari coalition parce que panorama bi man ci sama lecture politique loolu la ma jox dina am ñaari coalition yoo xamante ne bi ñoo fiy nekk ak benn coalition bu indépendante ñaari coalition yi ay parti politique lay doon benn coalition bi coalition indépendante lay doon ñett ñooñu nañu jàkkaarloo ak Macky Sall ku ci génn jiitu waaye ñi ci des nañ jàppale ki ci des pour jële fi Macky Sall pour jéem a yi régler problème définitivement nit ñi régler problème am nag il faut ñu dem ci àll bi leeral askan wi ci bourse familiale yi il faut ñu dem ci àll bi wax ak nit ñi ci xaalis bii ñuy pasaree di leen ko jox naan dañ leen di financer naan dañ leen di dimbale ñu xamal leen ne defuñu ko lu dul pour des mesures électoralistes élections yi jub si dans 6 mois moo waral ñu di koy def il faut que ñu leeral loolu askan il faut que ñu leeral askan wi ne bourse familiale luy continuer la il faut que ñu leeral waa Sénégal ne leen bourse familiale day continuer maanaam parce que lu baax la bonul continue di dimbale buñ ko mënee yokk sax nañ ko yokk mais nag nañ ko joxee ci anam boo xam ne day nekk anam boo xam ne une commission indépendante moo koy tànn saytu xool kër yi nga xam ne réellement dañoo néew di doole ñu dimbale leen ko man loolu moo ma gënal que ngay tànn say militant di leen ko jox te loolu la nguur gi nekk nii di def bourse familiale yi militants yi APR lañ koy jox loolu tamit bëggoon naa vraiment ñu leeral ko
mu reflété wu ci askan wi. maa ngi nuyu ñëpp Cheikh Ndiaye Mamadou Sakho as aw mon frère Ndeye Diouf Diagne maa ngi lay bëggee bu baax di bëggee yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a ñuy suivre di bëggee waa MPS Jëf ak Njariñ di leen wax ne lii nu nekk di def ñun ñëpp ñoo ko bokk. yàlla moo ma dimbale nag xaj na moo mën a taxaw mën a dajale wax yi yëpp di ko wax mën ko expliquer ba yéen ngeen dégg ko mën ko comprendre mën ko nangu. loolu nag yàlla def yàlla nañu yàlla dimbale ba ñun ñëpp kenn ku ci nekk fi nga nekk nga mën a transférer waat wax ji partager message yi ba yeneen i ci askanu Sénégal dégg ko ba xam ne njariñu Sénégal mooy Macky Sall jóge fi. njariñu Sénégal askanu Sénégal mooy Macky Sall dem mooy benn mandat doy na sëkk. parce que su benn mandat bi suñ ko deful président beneen bu fi ñëwit dafay jàpp ne moom it indi ay mbokkam def lu ko neex partager suñuy ressources dóor ñi ko neex tëj ñi ko neex ba pare retraité dem yoonam bàyyi ñu fi. waaw loolu kañ lay jeex mën naa jeex nii Macky Sall xam na ne mënta gagner premier tour il le sait ñoom ñëpp xam nañ ne mënuñoo gagner premier tour xam nañ ko. li mu nekk di hésiter mooy ndax dana dem deuxième tour wala déet. bu demee deuxième tour nag maa ngi ñaan parti politique yi ñu def ni ñu defoon Ablaye Wade parce que ñëpp a dajaloo woon xeex ko jële ko fi kon nag nañ leen xeex pour jële fi Ablaye Wade. xeex bi ñuy xeex pour jële fi Ablaye Wade mooy lan ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo ëpp doole ñoo jiitu ñaar ñi jiitu ak ñi ci topp ñëpp ñu dajaloo ngir jële fi Macky Sall. nañ ko jox benn mandat lillahi wa rasuli. ñaareem nag ñëw nañ fi tey ma wax leen ko moom laay jeexale ñëw nañ Diourbel tey xam ngeen lu ñu fi indi Wally Seck Modou Lo ak Sanekh moom lañ indi fii njaareem Wally Seck Modou Lo ak Sanekh nee nañ waaye dañuy def rentrée politique noonu lañ indi fii te boo demee njaareem fi ñu toll ni hôpital baa nga ne ay respirateur ak ay aspirateur dara amuñu ko hôpital baa nga salte ay seringue ak i gants sax amuñu ko yu mat bu ngeen demee ci poste de santé yi xaalis bi ñu jël di ko passeree ci ay Wally Seck wala Modou Lo wala Sanekh fii ci Diourbel pour di leen reetaanloo pour fàtteloo leen àll baa ngi nii dëkk baa ngi nii dara amu fi projet yi Macky Sall dara eggalewu ko ci xolli tëli yi la def bàyyi ko fi dem yoonam eggalewuñ ci tous di nax waa njaareem loolu nag maa ngi leen di woo yéen waa Diourbel yéen intellectuels yi Diourbel yi maa ngi leen di woo ministre yooyu sax ñemewuñ fee ñëw bu ngeen xoolee waa mouvance yi xam nga ñan lañ yebal seeni jabar lañ yebal seeni jabar ñoom lañ yebal fii Diourbel ñu nekk fi naan dañuy def politique ñoom ñi diriger Sénégal laa de ay ministre Birima Mangara ak directeurs yi ak ñëpp léegi seeni jabar ñoo ñëw Diourbel léegi di politique maanaam di maye ay mayo di may nit ñi ceeb di may nit ñi vermicelle di may nit ñi pomme de terre di leen may yooyu ngir wan leen ne da ngeen a xiif amu leen lu ngeen lekk. yéen intellectuels yi Diourbel yii jóg leen yéen ci seen bopp bu ngeen demee ba ay jabar yi ministre ay jigéen ñëw fii seen jëkkër yi ragal parce que ñoom ñoo ñëw Diourbel xam nañ ne defuñ fi tous xam nañ ne buñ fi ñëwee ñu dàq leen ñu jël xaalisu Sénégal jox ko seen i jabar ñu naan nañ jaare ci jigéen ñi financé femmes yi comme femmes yi ñoo nekk ca kër ya buñ leen financé rek dinañ mën a wax ak seen jëkkër yi ñu naan nañ jaare ci noonu financé leen nañ jaare ci sentiment wu jeunes yi bëgg nañ Wally Seck indil leen ko wala Modou Lo wala Sanekh ngir ñu doxe fa daal di wax ne ñun ñoo ngi liggéey Diourbel mooy indi Wally Seck muy woy liggéey Diourbel mooy loolu te 2500 Jakarta nekk fi kenn amul lu muy liggéey Diourbel lu dul jeune bu fi màgg léegi li ngay xalaat rek mooy dawal Jakarta tay laa wax le 21 waa mouvance présidentielle ñi ngi Diourbel indi fi Modou Lo Wally Seck ak Sanekh pour ñu tëgg fi ay gundaandaat alors que nit ñi amuñu sax lu ñu lekk man mi dëkk Diourbel dëkk ak nit ñi bés bu set li may jot ci ay lettre wala li may jot ci laaj ndimbal kenn xamul lu mu toll. yow nga toog ni indi ay woykat pour ñu nekk fi di fontoo nit ñi yéen jeunesse su Diourbel yéen intellectuels yu Diourbel yi ay mayo bu mu tax ngeen di jaay seen ngor yéen jeunesse intellectuelle Diourbel yi stade baa ngi nii ministre Matar Ba ko fi digge woon ba tey ba fii ma wax yéen tey à l'instant tey le 21 juillet stade baa ngi nii dara baaxu ci. bu ngeen demee hôtel bii nga xam ne moom lañ fa waxoon hôtel Baobab 2 personnes ngeen fay fekk ñuy takk ay affaire ak lem fii ba 2030 du pare tali yi liñ ci waxoon dara xotti nañ suuf si rek xolli suuf si ngir duufal bëtu nit ñi mais defuñ ci tous. emploi des jeunes baa ngi nii nit ñi amuñu lu ñu liggéey MPS Jëf ak Njariñ mouvement bi nu bokk MPS Jëf ak Njariñ kuréel googu am na une vingtaine de personnes boo xam ne kenn ku ci nekk am nga master 1 wala master 2 stage sax am nañ problème pour am ko Sénégal gépp jeunes yi fi nekk te intellectuel jàng ba génn am master 1 wala master 2
mënuñoo am sax stage sax Sénégal jeunes yi mënuñu ko am. réew mi nañ wutal jeunes yi liggéey moo gën ñuy fo. Macky Sall wutalal jeune sa doom sa jeunesse bi liggéey. ñaata bachelier ñaata étudiant ñoo fi nekk mënuñoo am dara benn stage mënuñu ko am. benn entreprise du leen jël wala entreprise bu la fi jël di nga neexale bu dee jigéen nga promotion canapé mooy tax ñu jël la stage. nañu yar nit ñi Macky Sall mënta yor réew mi yàqte na ko ba mu yàqu. ngor jeex na fi jom jeex na fi fulla jeex na fi éthique jeex na fi le sens de la responsabilité jeex na ci réew mi li fi nekk mooy mën a la sàcc mën a la toroxal nit ñi doonal transhumant doonal ab traître doonal ab fenkat ñu jël la aj la ci kaw ne la yawa ñi ngeen fi gis ñu aj leen fi ñëpp def leen ay nit ñu mag ay traître lañ ay transhumant ay warkat ñu sàccoon alal réew wala ñu mas a dem kaso ñu sàcc ñooñu tey ñooñu leen jël jox leen ko def leen comme ay héros. yéen jeunesse bu seen bi nag laay wax yéen jeunes yi ngeen xam ne bëgg ngeen seen avenir yéen jeunesse bii nga xam ne da ngeen a jàng ba yegg master ñuy nekk bac plus 1 2 3 master 1 master 2 ba jëm doctorat jóg leen ngeen jële fi ñi xam ngeen nag temps yi lu ñuy def Orange xaaral ma wax leen xam ngeen fan yi ñu ngi boycotté Orange d'accord naa ci à 200% boycotté leen Orange ngeen dem seet ñeneen mais xam ngeen ne complicité wu état bi la li tax ñu def ko nag du lenn lu dul comme réseaux sociaux yi instant bi mu ngi dox réseaux sociaux yi bi moo mën a daaneel seen nguur ñu bëgg a dëgëral affaire yi pour jeunes yi duñ am capacité wu utiliser internet duñ capable économiquement utiliser internet moo waral ñu jël Orange cumul boobu ñu annulé loo ko pour bëgg a charger loo jeunes yi 1000 francs pour du ngeen mën a am internet loolu rek la état du Sénégal moo leen di xeex jaare ko ci Orange il faut que jeunesse bi ñëpp xam loolu maa ngi ñaan waa Sénégal boycotté leen Orange mais na ngeen xam ne état du Sénégal moo utiliser Orange parce que xam na ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yëpp ay jeunes lañ te ñi ngi gis seen i njombe ñi ngi gis seen ay ñaawteef ñu bëgg a dëgëral affaire yi pour jeunes yu ci bari dootuñu am accès ci internet parce que xam nañ ne baro internet ak réseaux sociaux yi ñoo ko fal xam nañ ne internet instant bi adversaire bu redoutable la ci ñoom moo tax ñuy def lu ñu mën a def ngir fexe ba jeunes yi du ñu utiliser internet kon na ngeen ko xam bu baax c'est l'état nguur gi la moo ko def di mettil prix yi di ko cheral pour nit ñi duñu mën a recharger duñu mën a am connexion pour mën a xam li xew parce que ragal nañu réseaux sociaux yi réseaux sociaux yooyu ñu ragal nag moo leen di daaneel maa ngi leen di ñaan utiliser leen réseaux sociaux yi ñoo leen di fii jëlee Sénégal a plus de 15 millions de portables 15 millions de portables kon message bi bu ñu bëgg a joxe mën nañ ko joxe yee leen askan bi kenn ku nekk na doon sentinelle Mariam Diané ñu ngi lay bëggee Ndiaga Kane Tafa Touré Badalo Fatou Fall ñun ñëpp ñoo leen di ziar yee leen askan bi sëñ Ndiaga Seck ñu ngi lay bëggee yow tamit Elimane Sarr yee leen askanu Sénégal yee leen ngeen wax leen li xew yee leen seen i mbokk sunu yaay yi xamuñu li xew sunu yaay yi li leen télé bi di woon rek la ñuy gëm te xam ngeen ne télé bi ils sont manipulés il faut ngeen xam ne tamit journalistes yi ngeen xam ne ñoom ngeen gis léegi ak patron de presse yi dañ leen di neexal ca palais ba ñuy tegal nguur gi ci lu ko neex yenn information yi duñ ci yàgg dañ koy raay nii dem seen yoon te alors que bu doon information la beneen ñu nekk ci di ci yëy yàbbi di ci rey seen bopp il faut ngeen xam ne patron de presse yi ñu ci bari ils sont corrompus ñoom tamit dañ leen di fay ñuy traiter des informations il faut ngeen xam ko kon na ngeen boycotté Orange boycotté leen ko Tigo ngi fi Expresso ngi fi ñeneen a ngi fi ngeen dem foofu parce que su fekkente ne dañu nekk di cheral affaire yi ngeen bàyyi leen parce que nguur gi ñoo leen ko sant parce que arrange yu tul leen fi ñu toll nii parce que live yi bari nañ seetlu nañ ne live yi bari nañ seetlu nañ ne vidéo yi bari nañ seetlu nañ ne waxkat yi bari nañ léegi ci réseaux sociaux yi ñu bëgg a wàññi dooley réseaux sociaux moo waral ñu bëgg a cheral tarif yi ngir nit ñu koy utiliser du bëri loolu rek la mais du leneen waaw maa ngi leen di ñaan nag yéen askanu Sénégal réew mi ñoo ko bokk réew mi bàyyi kenn moomu ko maami kenn moomu ko dañ fay nekk Moussa Sy Dior Fall Marème Diané Cheikh Kane Serigne Youssoufa Ibrahima ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ñun ñëpp la fi suñu intérêt nekk wala ñun bokk ñun ñi bëgg réew mi de suñu intérêt ngi man de Diourbel ku ma woo fëgg ma Diourbel loo fi am ma ne la mi ngi ne investir naa ci lii investir naa ci lii
def naa lii di xaar yàlla di liggéey fii sama kër de mi ngi ma tabax Diourbel sama oto de DK la samay impôt de fii laa koy fayee Diourbel service des mines Diourbel bii fii laa dëkk sama entreprise a ngi nii beneen entreprise nga ne nangami nit laay liggéeyal di leen fay di ay doomi Diourbel loolu de ma ne la man damaa koy def fii kenn nag ci ñi indi fii tey Modou Lo wala Wally Seck wala kii kenn ci ñoom mënu laa woon ab usine bu mu fa ubbi maa ngi leen koy wax kenn ci gars yi nga xam ne ñoo nekk fii njaareem di ay mouvance présidentielle nekk APR fii kenn ku ci tabax këram fii amut kenn ku fi ubbi ab entreprise amut kenn ku ci yor oto boo xam ne DL lay dawal amut kenn ku ciy dëkk ci këram fii amut ba pare ñu jël suñu destiné bëgg leen ko jox waa Diourbel yeewu leen ubbi leen seen bopp te noonu la mel nag ci yeneen région yi bu ngeen demee Louga c'est la même chose MPES am na Louga bu ngeen demee Fatick c'est la même chose MPES am na Fatick am na Kaolack am na Tambacounda am na Dakar mais da ngeen di gis ne seen politiciens yi ci région yi benn jom amuñu ko lu dul di yóbbu ay musique ak di fo ak di gundaandaat di toroxal seen askan te bu ngeen demee ci seen région yi ndox mënu naan mu baax sax amuñu ko ndox mu potable sax amuñu ko ñu leen di yóbbul ay ceeb ay ba fii maa yéen Diourbel ay vermicelle lañ fi saraxe ay vermicelle ay pomme de terre ay soble dem leen ci usine Sonacos bi bu ngeen demee gerte ga ma nga fa mel ni ay naaf ma ngay yàqu ndax taw baa nga koy yàq muur sax defuñu ko fay ñu baykat yi ñu ngi wër fi ñu toll ni naan li laay war a sóoli dimbali leen ñu ngeen leb suñ gerte gi bëgg nañ sax ngeen leb suñ gerte gi sax ñun ngir mu jógee sax seeni loxo ndax nawet bi dikkaat na fekk ko fi waaw ñu nekk ak président boo xamante ne bii état di constitution Sénégal moo ne recommandé wul ñu jël njaboot di leen jaxase ci affaire alalu réew mi ñu nekk ak président boo xam ne Ablaye Wade la woon mu jël doomam Karim Wade ak Sindiély ñëpp naaw di dal ci kawam tey ñi ngi ak président boo xam ne moo raw Ablaye Wade fop ci ay ñombe ak i ñaawteef ndax jabaram ay rakkam ay goroom ay rakki jabaram ay jarbaatam ay nijaayam ñëpp a na ci réew mi kenn ku ne occupé ay fonction di fayee kuy salaire di gundaandaat ci réew mi ay xaritam ay mbokkam ku ci nekk gérer benn sphère benn affaire ñuy noose alalu Sénégal ñëpp di seetaan kilifa yi diine yi ñoo ngi leen di ñaan ngeen wax kilifa yi diine yi bu leen noppi wax leen mbéjum kanam nag borom ma koy fajal boppam bu nu neexee ñu jële fi Macky Sall ci lu gaaw diaspora bi enseignants yi jeunes yi ASC yi mouvement yi donc doy na mën nañ fay jële Macky Sall ci lu gaaw a gaaw bu nu neexee laa wax suñ ko fi bàyyee nag ñu bàyyee war ko fi juróomi at rek ñun ñooy souffrir rek man de du tax ma découragé benn yoon su fi nekkaatoon juróomi at moom Macky Sall laa wax du tere li may wax ma continuer di ko wax su fi nekkaatoon continuer du tere li may wax ma continuer di ko wax maa ngi koy leeral ñëpp nag kon nag nañ ko xeex léegi mu jóge fi nañ ko xeex mu jóge fi nañ ko jox benn mandat ngir beneen président bi di ñëw góorgóorlu nañ jox Macky Sall benn mandat ngir beneen président bi ñëw góorgóorlu xam ne su góorgóorluwul moom it benn mandat lay am ay waay mbokku Sénégal ñaan leen ko ñoo ngi ñaan les indépendants les mouvements les associations booloo leen ñoo ngi ñaan parti politique yi yéen ñi ci mën a booloo leen def leen ab dànk bu leen xeexante ci seen biir objectif principal bi Macky Sall la xeex bi Macky Sall la yéen waa diaspora bi yéen ñi nga xam ne téeriñ seen ay carte d'identité ñoo ngi leen di ñaan kenn ku ci nekk ñoo ngi lay ñaan convaincre juróomi nit yéen diaspora bi yéen ñëpp ñoo ngi leen di ñaan 1 million de sénégalais 1 million de sénégalais la ñuy ñaan yu convaincre juróomi nit ngir yàlla li lay war a sóoli Macky Sall jóge fi yéenay dundal seen waa kër yi te yéen diaspora bi Macky Sall defalu leen dara lu dul toroxal leen kon woote leen seen i mbokk woo leen seen waa kër yi diaspora bi kenn ku ci nekk ñoo ngi lay ñaan convaincre ñu 5 personnes yéen enseignants yi xool leen ni ñu leen toroxale yéen secteur santé bi xool leen ni ñu leen toroxale jeunesse su Sénégal ana emploi bi ban jeune nga fiy gis muy liggéey dig leen ay formation yoo xam ne formation 1 mois 2 mois rien que rek ngir def récupération politique jël seen carte d'identité yi bëgg leen a signaloo ay parrainage bu leen joxe seen ay carte d'identité mbokk yi bu leen ko joxe bañ leen bu kenn joxe sa carte d'identité buñ la wooyee naan la financement dañ lay nax buñ la wooyee naan la ay consultation gratuite dañ lay nax buñ ko mënoon def nañ ko bu yàgg suñ bëggoon réew mi biñ jëlee réew mi la ñuy joxe financement yi suñ bëggoon réew mi buñ jëlee réew mi la ñuy def ay consultation gratuite suñ bëggoon réew mi bu yàgg lañ koy def 2014 lañ koy def mais bàyyi ba 2019 élection yi nekk à 6 mois nga naan damay def consultation gratuite indil ma sa carte d'identité signeel ma fii boo signé yaa ngi signé parrainage pour jeexal nag Macky Sall dafa bëgg lu symbolique nee na maanaam dafa bëgg
gis ngeen yónni na ay mbokkam yépp ñu wër ci région yi bu ngeen xoolee fi ñu toll nii képp ku bokk ci mouvance yaa ngi ci région yi naan da ngay financer nit ñi wala da ngay def consultation gratuite wala da ngay dimbale ASC yi actuellement commencé nañoo wut ay signature li ñu si jublu mooy 3 millions de signatures yu ñu moom lañ bëgg a won sénégalais yi pour buñ sàccee élection yi ëllëg daan ne sàcc ñu ko ndax 3 millions de personnes signé loon nañ bu kenn signal kenn ku bokk ci mouvance kuy ñëw di la signaloo wala mooy la sakar daante bañal li ñu bëgg mooy légitimer seen sàcc bi la ñu bëgg lu légitimer seen sàcc bi mooy génn 2 millions de signatures wala 3 millions de signatures avant élection yi après bu élection yi ñëwee bu ñu sàccee wala ñu def njombe wala ñu def forfaiture daal di taxaw justifier ko ne ah avant élection yi sax waroon nañ leen 3 millions de signatures bañ leen ko de ñun mënuñ ñoo nax ñun jàng nañ politique luñ fi def ci politique luñ fi laxas ñu laqar ci ko beeboo ñu xam ko fii ba élection yi du ñu arrêté du ñu noppali ko Macky Sall mooy suñu objectif mu jóge fi mooy suñu objectif du ñu noppalu lu mu fi laxas dinañ ko laqar ci lu mu fi laxas rek moo xam li ñu defloo waa Orange moo xam li ñuy defloo seen mbokk yi pour wut ay signature moo xam dëkk bi ñuy jafeel nii di rey dëkk bi ngir mu ñàkk xaalis ngir nit ñi xiif ngir après ñu mën leen a laaj xaalis ngir après pour élection yi luñ fi def nit ñi xam nañ ko gënuñ ñoo yeewu ëpp ñu fulla ëpp ñuy mbokk ëpp ñu xam-xam ëpp ñu jom ci dëkk bi leen dëkk li ñu war ci sunu dëkk ñu ngi koy def yéen ñi ñëpp Lamine Cissé Seydina Ousmane Balla Fatou Danso Balla Diagne Ali Diop maa ngi lay ziar yéen ñi ñëpp kenn ku ci nekk ab entreprise créé nga ko ndax yaa ngi dundal sa bopp di dundal ñaar wala ñetti nit yéen ñi ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi liggéey di ñaq di daal sa doole kon Macky Sall yorut seen teraanga Macky Sall yorut seen avenir yàlla moo yor jaam ñi kenn ku ci nekk na am message boobu xam ne yàlla moo yor nit ñi moo yor jaam ñi nga mën a convaincre sa waa kër ngir ñu jëlee ko fi jox ko benn mandat mu dem ñu indi keneen kooku tamit ñu xool ko bu jubalee ñu jox ko beneen mandat bu jubalul moom it ñu dàq ko buñ joxee ñaari yoon ñetti yoon benn mandat rek léegi réew mi jub ñaari yoon ñetti yoon buñ joxee ab président benn mandat rek ki fii ñëwaat dina ne ah man kat bee boo ma jóg kon waaw bee boo ma jóg Auchan nag mi ngi rey Sénégal yéen ñëpp xam ngeen ko commerçant yaa ngi manifester naan Auchan dégage Auchan dégage Auchan na ngeen xam ne Auchan importateur la day importer na ngeen xam ne Auchan day jaay grossiste na ngeen xam ne Auchan day détaillé ci Sénégal entreprise bii lañ fi autorisé multinational nga autorisé ko boo xam ne budget moo ëpp budget Sénégal budget Auchan mat na 10 fois budget Sénégal budget Auchan laa leen wax mat na fukki yoon Sénégal li muy dundee nga indi entreprise boobu ci Sénégal entreprise boobu am droit dem importer ji di concurrencer suñu importateur entreprise boobu am droit jaay gros ak demi gros di concurrencer suñu ay jaaykatu en gros ak demi gros entreprise boobu nga jox ko tamit autorisation pour muy détail waaye xam ngeen ne kooku am na loxo bu ne ci suuf waaye xam ngeen ne Auchan li mu nekkee xam ngeen ne ña ca kaw ñoo leen yore xam ngeen ne seen loxo ngi ci Auchan seen loxo nekk ci Auchan moo waral Auchan mën a def lii muy def Sénégal seen loxo nekk ci Auchan moo waral ñu mën a permettre Auchan muy jaay détail di jaay en gros demi gros di importer di indi ci réew mi di rey askanu Sénégal loolu su amee rek loxo bu diis mi ngi ci suufu Auchan waaw lii daal mooy li nga xamante ne bii mbokk yi bëggoon nañ ko waxtaane tey di wax ne Macky Sall duñ ko may répit fii ba 24 février 2019 bu ñu yàlla reyul duñ ko may répit du noppalu lépp lu mu fi laxas dinañ ko làqar ci ba jële ko fi lu mu ko jaral nag nañu ko jaral ñun amuñu ngànnaay de amuñu ay millions yoruñu carburant yoruñu oto yoruñu xaalis bu ñuy joxe mais ñoo moom suñu xel ñoo moom suñu xam-xam ñoo moom suñu làmmiñ xanaa nga rey nu wala mu yóbbu nu kaso wala ñu fetal ñu wala ñu rey ñu wala ñu liggéey ñu dee loolu bu amee ne ci diggante bi xañ na dootuñu wax mais fileeg maa ngi ak man sama bopp ak sama xel mi fileeg maa ngi ak sama bakkan bii ak sama ngor Macky Sall dinaa ko xeex di ñaan yéen ñi tamit ngeen xeex ko ngir mu jóge fi parce que yorut Sénégal ci jub yorut Sénégal ci dëgg lu ko neex lay def ci Sénégal te moomut réew mi ëpp ñu fi dara ëpp ñu fi juddu gënuñu ndey gënuñu bàyyi bu ko kenn fàtte bu ko kenn ragal jarut nit ñi di ko ragal fii article 80 article 200 ci yem Sénégal loi amatu fi bu la neexee nga jaar ci article tëj ko la neex man moo tax ragaluma li may wax il faut ngeen xam ko des fois nit dem yow li ngay wax ne Assane mbaa duñ la jàpp mbaa duñ la tëj mbaa du man ragaluma li may wax li tax ragaluma li may wax mooy lan mooy que ne fii kenn du fi tëj nit ci dëgg
kenn tëju fi kenn ci dëgg. kon man jombuma ñu tëj ma ci kaso jombuma ñu rey ma parce que dëgg amu fi ci réew mi ñi fi ne lu leen neex la ñuy doxal comme lu leen neex la ñuy doxal nag atte yàlla dong moo fi ne atte yàlla nag moom la ñuy xaar te loolu yomal xiyaam la jamono jii nga xam ne moom lañ nekk ak ñoom nag nañ ko ñàkkanteeg ñoom fu mu yem neex bu waree ñiy dund ñuy dee mais nañ ko ñàkkanteeg ñoom fu mu yem rek neex mais jàpp sénégalais yi di leen toroxal comme ay jaam jàpp nit ñi di leen tëj naan leen terroriste ngeen ba mu neex la nga génne leen jàpp doomu Sénégal yi di leen tëj ci kaso bi policiers yi di torturer nit ñi ba ñuy dee amul benn loi di football loi norme internationale yi faale woo benn sëriñ loolu nekk nga def ci réew mi ba noppi ñun ñu toog di ko seetaan mënta ne man duma ko seetaan lu ma ci man dinaa ko def keneen lu mu ci man waa MPS Jëf ak Njariñ gi ma jiite luñ ci mën dinañ ko def suñu làmmiñ nag lañ yor danañ ko xeex bu dee réseaux sociaux yi lay doon bu dee wër di campagne ci mbedd mi lay doon bu dee porte à porte lay doon bu dee tee débat lay doon bu dee sensibilisation lay doon luñ ci war a def dinañ ko def ngir Macky Sall mii benn mandat bi mu yem ci ngir yàlla yéen rek yéen a ko mën nag mën a def yéen rek waaw ñoo ngi leen di tuubal yéen ñëpp vraiment di leen jégalu di leen jox rendez-vous incha allah ba samedi bii di ñëw ci yeneen i waxtaan di rafetlu vraiment ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy encouragé ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy défendre ku ci ne xam na ne des fois dañuy saaga dañuy toroxal dañuy wax yu ñaaw mais yéen ñi diñu défendre yéen ñi diñu jàppale yéen ñëpp ñoo ngi leen di bëggee di leen ziar di leen ñaanal yàlla tawfiq ak taysiir ñoo ngi leen di bëggee yéen ñëpp waaw monsieur Diédhiou Wane Sy Seydina Ousmane Bala Diagne waaw ñoo ngi leen di bëggee yéen ñëpp di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk di wax moo xam Ousmane Dramé ma nekk États-Unis moo xam Hélène Françoise moo xam Ousmane Ba moo xam ñëpp Zal Fall ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci réseaux sociaux yi di wax te xam-xam tax ñuy wax te bëgg seen réew tax ñuy wax te bëgg seen gox tax ñuy wax ñoo ngi leen di encourager continuer leen man maa ngi nii Sénégal di wax maa ngi nii Sénégal di wax nekkuma bitim réew maa ngi Sénégal te li may wax amul dara lu ma ciy ragal parce que lu ma gëm la boo may jàpp ñëwal fekk ma nga jàpp ma ci li ma gëm boo may rey ñëwal nga rey ma ci li ma gëm c'est tout bu boobaa boo ma reyee mais après yow ak yàlla la n'est-ce pas l'essentiel mooy ku ma ci bëgg a rey rek boo ma bëggee rey booy dóoral ma dee ndax man bu ma rëccee damay fayu waaw loolu rek laay wax man ñi may saaga ñiy menacé ak yooyu naan nguur gi ku ma bëgg a rey daal man boo ma jàppee dóoral bal ma ne këlëb ñu saraxal ma coow li jeex mais soo moyee mu laal sama mbagg mi su ma jógee dama lay fidaawu bu ma la mënee rey dama lay rey loo amul ci réew mi de ku la bëgg a rey ko ku la kar ci mbedd mi bëgg la rey rayal mu dee boo demee police dañuy torturer nit ñi di rey nit ñi rek fii ku la fi rey tamit say mbokk dañuy ñàkk ku la fi rey laa wax say mbokk dañuy ñàkk waaw dañuy ñàkk de man nag ku ma ci bëgg a rey ba boo nga rey ma dee samay mbokk ñàkk ñu saraxal sama jabar teñu et puis voilà c'est fini mais boo ma bëggee rey bis bu ma la mënee rey dama lay rey de amul procureur amul ma samba amul ma demba amul procureur amul loi fii loi amu fii loi amu fi juge yaa ngi nii lu leen neex la ñuy def ay quelques juges rek ñoo fi normal ñu si des ñëpp li nguur gi wax la ñuy def yëfu maa tay la ñuy def seen yoon nekku ci te duñu yàlla duñu yonente bi duñu yàlla duñu yonente bi te lu leen neex lu ñu leen sant la ñuy atte wuñu dëgg waaw léegi nag kon man may toog di seetaan naan way duma fayu ndax ba boo ma bëggee ray ma ray la ku leen bëgg a ray leen ko waaw loolu moo fi nekk de waaw maa ngi leen di tuubal bu baax di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi di gërëm waa MPS Jëf ak Njariñ yëpp di woo ñëpp di leen wax ne li nu nekk kuréel la mouvement la boo xam ne ay doomi Sénégal la yoo xam ne dañoo bëgg a yar njiitu réew yi dañoo bëgg a yar suñ gouvernant yi di leen wax dëgg ñëw leen ngeen bokk ci kuréel gi nga xam ne ñoo moom seen bopp ñu ngi dunde seen ñaq di liggéey di yee seen askan ñëw leen ci kuréel googu ñu ànd ñun ñëpp ñoo ko bokk ñëw leen ci yoon boobu nañ leen bokk yoon bu ñuy xeex yoon bu ñuy xeex mooy fexe ba leeral askanu Sénégal ñu xam ne njiit nii la war a mel ñu xam ne réew mi kenn waru koo pasare alali réew mi ñu xam ne njiit dangaa war a yërëm sa askan ñu xam ne njiit dangaa war a protéger sa askan ñu xam ne njiit alali réew mi da nga ko war a séddale mu jaar yoon loolu nag ñun loolu la ñuy ut jéem a fexe développer Sénégal à travers les collectivités locales gox-goxaat yi foofa la ndóol gi ëppee ñun jàpp nañ ne Sénégal bu ñu ko bëggee développer mënuñoo tàmbalee fu dul ci àll bi yóbbu fa courant yóbbu fa ndox yóbbu fay poste de santé ak i l'école loolu mooy projet de société mbokk yi projet de société du tabax ay Diamniadio
projet de société du tabax TER projet de société du tabax TER boo xam ne 50 kilomètres la. projet de société du tabax Diamniadio gee benn dëkk bàyyi àll bi. xool leen Diamniadio ñaata milliards lañ fa def. xool leen làmb ji ñaata milliards lañ def ci arena ak ay arène nationale. xool leen milliards yooyu ñu wàcc àll bi nii ba fii may wax ak yéen Diourbel gii ma dëkk boo doxee 1 kilomètre amuñu courant. fii à partir de chez moi je vous jure billahi wallahi tallahi laa leen wax li ma leen wax du démagogie du ay kàcc barke Muhammadu Rasulullahi boo déparé sama kër fii boo rombee génnee ville bi boo génnee usine Diourbel rek courant amatut. li wër Diourbel yépp ci périphérie yi Diourbel 6 kilomètres la rayon wu 6 kilomètres la 36 kilomètres carrés la di 36 000 mètres carrés ma ne la rayon wu boo tàmbalee ci centre bi boo jeexalee rayon bi rek courant jeex na ndox jeex na amul poste de santé amul dara ci ay sareet ak i suuf ak i àll ak i dëkk yoo xamante ni bi ay sàkket ay duusi wurmbali mbedd loolu rek moo fa ne. yow ngay fekk dëkk di fa def juróom-benni junniy milliards bàyyi àll bi xam ngeen ne kii yorul Sénégal mbokk yi bëggul réew mi man na ko bëggoo sama réew dama la fi war a jëlee jële fi Macky Sall jaamu yàlla la. jële fi Macky Sall c'est une demande sociale jaamu yàlla la wallahi al azim du bañ ko du soxore ko mais jële ko fi jaamu yàlla la. man mii dëgg ci àll bi dëkk ci àll bi xam naa bu baax la fi ne yéen ñi tamit ñu ci bari seeni mbokk ci région bi yéen a ngi dem ci région yi gis ngeen région yi ni mel. waaw ñoo ngi leen di jégalu bu baax di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi di nuyu soxna Lo sama jaam boobu di ko bëggee bu baax bëgg ceeb xam naa ne heure bi xalaat ceeb lay xalaat Ousmane Dramé waaw ñu ngi lay bëggee yow tamit waaw dëgg la sëñ Ousmane waaw bokk nañ ci les 26 pays les plus pauvres du monde c'est vrai Ousmane Dramé États-Unis waaw ñu ngi lay bëggee waaye tamit ñu ngi lay suivre bu baax sama papa ñu ngi lay suivre bu baax waaw di kontaan ci li ngay def ak li ngay wax di suivre Ousmane Ba di kontaan ci li muy wax ak li muy génne moom it am na solo waaw Sénégal bokk ci ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ndóol ci àddina bi FAO moo ko wax ñun waxuñu ko FAO moo ko wax revenu par tête suñu bopp boo ci nekk fi ñu toll nii 700 lay jar xaw ma 600 francs moom la ñuy dundee ñun sénégalais boo ci gis fi ñu toll nii nee nañ bu ñu xaymaa koom-koomu réew mi 600 francs la mën a am par jour 600 francs CFA. Macky Sall yokk 1 million de pauvres en 6 ans Macky Sall yokk na ci Sénégal 1 million de pauvres te dafa waxoon ne 500 000 emplois lay créer mu yokk 1 million de pauvres yéen a ko gisandoo de mbokk yi waaw jërëjëf One Love waaw ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp di leen ziar di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi incha allah waaw Ousmane Tounkara aussi waaw wax nga dëgg Daouda Badiane c'est vrai Ousmane Tounkara aussi ci États-Unis te muy nekk ci oto bi noonu borom sikkim bi waaw ak nal bi waaw maa ngi koy gis waaw moom it jàmbaar la waaw Françoise Hélène jàmbaar la Ousmane Dramé jàmbaar la paa bi sama papa Ousmane Ba aussi jàmbaar la waaw ñooñu ñëpp Sénégal leen tax a jóg li ñuy wax seen intérêt nekku ci ndax fi ñu nekk ñoo mën a yem fi ñu nekk ñu ngi fa yaakaaruñu Macky Sall ñu ngi dund yàlla ngi leen di suturaal donc voilà la ñuy wax seen intérêt nekku ci kon nag ñu ngi leen di béggee waaw ñoom it di leen ziar bu baax a baax di leen wax ne ñoo bokk le même combat objectif bi dénominateur commun mooy Macky Sall jóge fi c'est tout loolu rek la waaw jaajëf ñu ngi leen di béggee yéen ñëpp merci jërëjëf